asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñëw pour def benn live maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di présenté wu seen frère la Abdou Karim Gueye activiste membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs ñëw def live parce que xam ngeen wax naa ko chaque fois dama koy wax ni ñun amuñu habitude def live chaque fois di ko enchaîner mais dañu toll ci période boo xamante ni waxtaan dafa jot quoi et puis informé ñu jug taxaw parce que taxaw dafa jot. damay commencer d'abord ci li nga xamante ne nii moom mooy bon di ñaan yàlla bañ fi wax lu ñuy xeebee sànq dañuy saan média français yi quoi niveau international ñuy wax français yi di wax ni journaliste bi di expliquer ni Macron moom moo wax Macky Sall pour mu bàyyi président Sonko journaliste bi loolu wax quoi mu ne Macron moo wax Macky Sall ne ko bàyyi président Sonko donc benn pour ñu xam ni en fait Macky Sall ba léegi dafa nekk ci li mu nekkoon quoi ci yoonam la nekk parce que faalewul Macky Sall faalewul Sénégalais yi te loolu lu ma yàgg wax la à chaque fois te su ma waxee dañuy wax non Karim dafa compliqué Karim dafa nangam wala Karim dafa tàng ni muy waxee xam nga di diplomatie bi gars yi di woote affaire intellectuelle politique yooyu noonu ak ay pertinence dama bëgg ñu déglu bu baax li may wax quoi parce que dafa am solo et puis c'est très important Macky Sall en fait Antoine Diome dafa matt Macky Sall ëf Antoine Diome dafa matt Macky Sall ëf lan mooy Antoine Diome dafa matt Macky Sall ëf Macky Sall ba léegi nii la gendarmerie ak police ñi ngi dugg ci kër yi di topp manifestants yi di leen jàpp di jàpp suñu boy quoi di jàpp bu jeune manifestants yi nga xam ni leen jàpp benn par benn quoi waa APR yi ñoo ni dénoncé di wax kii ci la bokkoon kee ci la bokkoon police di dem di dugg ci kër yi di jàppaate quoi di jàpp manifestants yi bu ngeen fàttalikoo centenaire am na benn jeune boo xam ni dafa doon jël lacrymogène loxo bi dagg loxo bi yàqu ñu amputé ko dik dañ ko fekk biir hôpital jàpp ko ba léegi nii ñi ngi dem di jàpp jeune sénégalais quoi les jeunes manifestants léegi dama bëgg nag ñu comprendre quoi li ñuy wax ñun pour ngeen comprendre ko xam ni toogaay yi dafa jeex quoi toogaay jeex na parce que aussi amul benn sénégalais bu supérieur benn sénégalais te xale yi nga xam ne ñun doon leen woo wax ak ñoom pour ñu jug ñun ñëpp jàkkaarloog Macky Sall ñu jug di xeex ba pare ñoom après ñoom duñu nekk ci sécurité kon loolu amul sens amul njëriñ quoi léegi nag man dama bëgg xam quoi dama bëgg xam parce que ñëpp gis nañ ay cheikh booy comme xale bi ñu doon denc tey yàlla na ko yàlla yërëm quoi ay jeunes yu ci décédé comme kii des Casamance mais kan moo xalaat kan nga dégg mu wax fan lañ déggee ñu ne police mi ngi def ay enquête wala jël nañ ay enquête wala topp nañ naka la ñuy toppee ñoo xam ne ñoom ñoo rey xale yi quoi kan ngeen dégg mu wax si loolu si autorités yi ministre de l'intérieur ci programme bi mu waxoon ci programme bi mu wax li mu waxoon moom ci sorteem ci communication boobu ci li mu def ci discours am boobu noonu ñoom ci loolu la état du Sénégal nekk Macky Sall jegewul sax bay dellu ginnaaw xalaatu ko sax faalawul suñu kilifa diine yi toppatoowul Sénégalais yi te chaque jour ma wax leen ko te yéen a ngi nax seen ba xam lu tax Macky Sall di def lii di nga ne Karim waxoon na ko xam lu tax muy traqué waat di traqué di topp booy di leen jàpp nii parce que dafa fas yéene arrêté Sonko te pareegul bëgg na suba bu fekkee day arrêté Sonko jeunes yi jotoon génn yëpp bu ñu leen jàppee keneen kuy génn sa yaay ne la non non bul dem keroog bañ la jàppee am doomu diw jàpp nañ ko comme bu leen demee ci manifestation yi c'est-à-dire xale yi nga xam dañu am yaakaar ñi ñuy jàpp ay jeunes Pastef la ay jeunes Nittu Dëgg ay jeunes Claire Vision ay jeunes mais c'est la population c'est la jeunesse sénégalaise ñoom la ñuy jàpp xale yi ñuy jàpp noonu après booy ñun sax li ñuy am ku sutur xale yi duñ ko am parce que respect bu ndaw bi ñuy def police xale yi duñ ko am dama leen wax lu leer quoi léegi nag boo yooyu ñoom en fait waruñu sacrifier seen life noonu parce que manifestation dafa war a continuer Macky Sall baadoola la Macky Sall du arrêté Macky Sall arrêté wul ñun tamit waruñu arrêté quoi waruñu may Macky Sall loolu parce que discours président Sonko bi c'est extraordinaire ñëpp gis comprendre nañ ko xam nañ vraiment li mu expliqué dëgg la mais ci am loo xamante ni loolu du rôle moom te moom rek taxul il faut Sénégalais yi comprendre comme moom ni mu ko waxee dafa am loo xam moom rek taxul ñun dañ ci am part de responsabilité am discours bu ñu ci war a def ñun tamit am taxawaay bu ñu ci war a am Macky Sall ba léegi nii mi ngi traqué xale yi ñu digal seen police ak seen gendarmerie ñuy dugg ci kër yi di jàpp xale yi di dóor di tëj te ñiy dee waxuñu dara ci ñi jàpp nervi yi déggoo ñu jàpp benn nervi déggu leen ñu jàpp kenn kuñ dóor bala ñu ne jàpp nañ ko arrêté wala police Parcelles def nañ fa enquête xool nan la kan moo tiré ci kaw xale ba mu dee ci booy Cheikh Wade moomu ñu rey démb Parcelles Assainies nga xam ne seen waa kër tey la ñuy soog a yëg ne xale bi dee na tey lañ koy soog a yëg ñu ngi yuuxoo di jooy rek te ñoom arrêté wuñ c'est-à-dire dañuy bëgg en fait dañuy intimider population bi quoi dañuy intimider xale yi pour suba bu paree pour jëli Sonko wala ñu paree pour récupérer Sonko téye ko benn xale dootul jugati parce que xale yi dañu amuñu benn garantie amuñu kenn ku leen xeexal Macky Sall xam lan la xam jaay doole la baadoola da nga koy wan ni ko baadoola la li ngeen nekk di xaar li ngeen nekk di expliquer nii Macky Sall faalewul yooyu de manifestation yi dañ ko war a dëggal taxawal ko taxaw jàkkaarloog moom jaamaarloog moom man suñu ma déggaloo Macky Sall démissionné na bu yàgg
dama taxaw tribunal plus de 2000 jeunes taxaw gendarmerie di ñu woo di saraxu pour ñu wax ak population xale yi pour ñu toog ma ñëw taxaw di wax xale yi toog leen bi ñu waxee ni Sonko nekkul tribunal dem na këram xale yi topp ma ful bi topp ma comme dañu waxoon ni ñun pare leen jëm wala place de l'indépendance policiers yi ma xool leen ma xam ne jàmm Sénégal moo gën lépp ma xool leen gis ful bi ñoom dañu tiit ñoom ful bi sax da leen jaaxal booy yi topp ma Karim loo wax loolu la ñuy def Karim yow la ñuy déglu loo wax loolu la ñuy def ma xool sama diggante sans boo xam ne fii moo fi jàllee doomu jàmbur yi ñu dem pare pour dem place de l'indépendance wala ñu dem pour dem pare nañ xool jàmm Sénégal comme Sonko bàyyi nañ ko nañ dem déglu ji discours lan mooy nekk discours bi lan mooy nekk suite combat bi ma ni xale yi nañ leen dem place de l'Obélisque après ñenn ñi dem kër Sonko ñu dem place ñu dem RTS jaar fa jóge fa dem place de l'Obélisque toog fa après peuple bi fekk ñu fa bi ñu ful bu fekkee foofu ñu demoon kër Sonko ñoom ñuy chargé ay lacrymogène ñuy julli ñu ñuy dóor ay lacrymogène ci ñoo xam ne pacifiquement la ñuy toog Macky Sall gain dama def benn affaire ki ngeen ko séexal dictateur la baadoola la faalewul yi ngeen xamul luy problème bi mooy da ngeen koo jekku bi ngeen ko jekku moo tax mu baisser les bras mais dafa reculer pour mieux sauter bàyyiwul benn yoon te dama leen ko wax français yi ñoo ko wax léegi nii maa ngi koy sànni ci télé bi ay vidéo yu ñu envoyé partout ñu ngi koy tas français yi di wax direct ci télé bi di wax ni Macron moo wax Macky Sall ne ko bàyyil kon bu fi kenn kilifa dina yaakaar ni Macky Sall dafa bàyyi te bàyyi mi bàyyi li tax mu bàyyi di bàyyi lu noonu taxaw naan ay en fait hypocrite la quoi en fait ngeen baal ma si yenn mooy quoi ngeen baal ma léegi nag yéen ñi manifester xale yi nga xam ñoo fi nekkoon di manifester ñi doon dem ci yenn échange yeeg di aalu di manifester ci mbedd mi yéen ñëpp boo leen juguwaatul manifester ba ñu bàyyi ñi jàpp yéen ñëpp nañ leen jàpp fekk leen seen kër yi jàpp leen bu ñu jugul ñun ñëpp manifester def ay manifestation yoo xam day tegloo ku ñu ko tere ñu jàmmarloog yow manifestation pacifique nga xam ni constitution Sénégal moo ñu ko autorisé ñu def ko bu ñu ko defulee ñun ñëpp yéen booy yéen ñëpp a ngi ci danger ku ñu fekkul këram nañ ko jàppaat man maa leen wax loolu xam nga ñun tey ñun suñu jàppee coow day bari Macky Sall day éviter pour nit ñi xam ne jàpp nañu mais ñi ngi jàpp xale yi nga xam ne dañoo war a dem jàngi jàpp ñi nga xam ne seen parents dañu am yaakaar si ñoom jàpp leen di bu leen yóbbu ay mandat de dépôt Pikine tey jàpp nañ fay xale yu dul xale yu bëree bëri ay booy yu ndaw ñu taxaw jàkkaarloo procureur mu leen yóbbu ay mandat de dépôt ñu tëj si kaso bi pour la te ba léegi bàyyiwul Clédor Sène bàyyiwul Assane Diouf bàyyiwul Guy Marius Sagna bàyyiwul Ndiaye Touba mais di jàpp nit ñi di leen fekk seen kër di jàpp di yóbbu mel ni jamonoy Rome ak César quoi mel ni jamonoy Rome ak César booy wax ñaan ay da nga naqari deret ni ngay waxee da nga war a kii diplomatie lan Macky Sall dafa xam diplomatie ban loi la Macky Sall respecté ban institution la Macky Sall respecté ban droit la respecté mu naan ay allégé ay couvre-feu yow couvre-feu bi nit ñi ñoo ko dindi bu yàgg déjà bu respecté woon policier gendarmerie dañoo sonn mu naan day def day allégé ñii war nañoo taxaw ci di couvre-feu pour lan couvre-feu minuit lu muy jariñ ñii ñi ngi sonn bay bëgg a dee mu nar leen fanaan la waat encore ci mbedd yi ñu xeex encore nekkaat ci liggéey bi te joxuñ leen sax lu ñu lekk ma ne sénégalais yi jóg leen nañ jóg yeggali suñuy manifestation ci état de droit lañ nekk dañoo am droit manifester droit constitutionnel la jóg leen ñu wax Macky Sall mu bàyyi suñu doom yi mu jàpp jóg leen toogaay fii toog moo fi amatul place kenn amul droit pour toog fii nii kenn warul toog kan moo fi lan ngeen gagné bay jibale di tàccu di fii lan ngeen fi gagné Sonko dafa libre Guy Marius Sagna bu libreul Sonko libreul man libruma Sénégal libreul Clédor Sène bu libreul mais Assane Diouf la mais lan moo tax ñooñu war a des ci kaso bi yamul ci loolu moom mu wax ne day woote day apaisé day woote jàmm gis naa li ngeen def xale yi xam naa dafa am leen naqari Covid bi moo tax et puis dafa ñeme yàlla quoi li mel ni wan ci télé bi loolu mu def noonu xol Macky Sall bi moo baaxul Macky Sall xol bi moo baaxul li mu koy def mi ngi koy def ak xol bu méttee parce que pour moom warul dellu ginnaaw quoi du président amul yërmande ci askanam billaahi bu ñu jugul jàkkaarloog Macky Sall mii nii dina jàpp xale yëpp tëj leen ci kaso bi suba mu def lu ko neex xale bu ndara génn sa dossier yaay ne la bul dem doomu diw jàpp nañ ko mu jul fenn nañ jug xeexal xale yi nga xam ñooñu xeexal ñooñu xeexal ba tey ngeen am li ngeen wooye ndam te du ndam nañ jug wan xale yi ne la ñoom li ñuy def loolu mooy patriotisme te ñi ngi ko séqal di ko def dañu ànd bokk Sénégal jàkkaarloo Macky Sall wan ko fulla amul kenn ku ñuy sacrifier fii amu fi ñun doomu jàmm bu ñuy sacrifier amu fi sacrifier wuñu kenn ñun ñëpp a bokk yam même pied d'égalité loolu du loolu la ñuy xeex wala du loolu la ñuy xeex waaw ñu dégg Malick Sall mu woote France 24 di wax ay wax yoo xam di wax ay mensonges ngeen baal ma ci wax bi naan ay mbëri Covid bi moo tax entraîné wuñu li ñu entraîné moo tax ñu mer quoi kon ñun jeunesse sénégalais yëpp ay mbër lañ ñi doon manifester ñëpp ay mbër lañ quoi ñi génn ñëpp ay mbër lañ Sénégal mbëri rek ñoo fi am problème mais c'est-à-dire li ñuy wax tubaab yi image bi ñu wan tubaab bi li ñuy wax tubaab bi dañoo comprendre en fait tubaab bi ñu comprendre ñoom ñuy jéem a lay te duñu am sax fu ñu jaar tubaab yi quoi le message est très clair fii laay yemale sama laay bi du gudd sénégalais yi samedi incha allahu rabbi une marche la ñuy def
Obélix boobu noonu lañuy daje loolu la gars yi wax Obélix dañuy def marche foofu noonu mais une marche lay doon pour la libération de tous les détenus politiques loolu amul xaaral ma dem te ñëw te libération bàyyi force par force ak kuñ ci mën a jàpp nag képp ku ci xam ku ñu jàpp na nga fexe jot sama contact nga envoyé ma turam wax ma fan la dëkk loolu na leer kuñ ci mën a jàpp nag ñu xam fan la dëkk bu ko bàyyiwulee du leen may jàmm ñun ak ñoom ba ci buntu palais bi marche pacifique nag laa wax mais lu mu aajowoo rek suñu dawul ñun duñ daw ma wax ko nag parce que soo leen ko defal gis nga soo leen génnul gis nga xale yi boo leen génnulee yéen ñu doon manifester boo leen génnulee yéen ñëpp fichier nañ leen dañ leen fekk nànk-nànk seen i kër jàpp leen kon génn leen ñu yàggali xeex bi ba keroog ñuy libéré suñu mbokk yëpp loolu mooy wax ji maa ngi jégalu nag ngeen baal ma ci wax bu dëgër bi mais dama toog ma réfléchir di wax may toog gis Sénégal yi am na loo xam ne comprendre uñu ko ñun defuñu diplomatie ñun dañuy libérer Sénégal quoi dañu ñëw pour libérer Sénégal ci loxo Macky Sall mi nga xam ne dictateur la dañu war a taxaw réclamer Macky Sall ci boobu moo war a démissionner au fait Macky Sall moo war a démissionner dañu war a jug taxaw Macky Sall quitter pouvoir bi démissionner loolu mooy dëgg dañuy perte suñu temps rek parce que ki nga ko séqal du nit xamul diplomatie xamul démocratie xamul dara baadoola la ngeen baal ma quoi ngeen baal ma mais wax lépp moo d'ordre bi wax bi xam lan la lu réclame la démission de Macky Sall li ngeen di bañ Macky Sall dina xajamal élection day jot di ngeen ne Karim waxoon na ko day xajamal élection yi ne force ne def troisième mandat nit ñi attaqué ko song ko mu indi fi coow jël armée bi jox leen ko armée bi joxaat ko tubaab yi dafa soxor bugul gis nga Sonko li mu wax ni démocratie Sénégal dafa war a nice gis nga yéene bi Sonko am ni mu nice xalaat ñëpp xam nañu Sonko moo tax Sénégal tàkkul démb ñëpp xam nañu Sonko moo tax Sénégal tàkkul ba tey parce que wane na noblesse wane leen hauteur wane leen ni nguur jaralu ko dara te pourtant bu ne woon ayca nañ leen dem palais ñëpp topp ko bu ne woon wàcc leen ngeen manifester ñëpp topp ko mais mu dem ba jekku leen bàyyi leen teg ko ci yoon mais ñoom meluñu noonu c'est des méchants seen xol yi ñoo bon buñ ko mënoon rendi léegi dañ koy rendi léegi donc nag kon nag samedi na ñëpp jóg ñu taxaw ñu dem place de l'Indépendance def une marche jóge place de l'Indépendance dox dem jàkkaarloog ñoom pacifiquement nag ba ñu libéré suñ donc képp ku ma mën a dimbali ci turu bépp xale boo xam ne yoon téye na ko fekk na këram jàpp ci ngeen fexe ñu jot si ñun waaye nitu dëgg valeur incha allahu rabbi jeudi coalition le peuple dina def conférence de presse jeudi incha allahu rabbi coalition le peuple dina def conférence de presse ñu wax médias média bi yëpp nañ ñëw on va citer tour ñi nga xam dañ leen jàpp yëpp wax leen naka la ñuy dërëloo samedi incha allahu rabbi ak naka lañ koy doxalee et on est prêt à tout mais pacifiquement d'abord waaw parce que ku la respecté wul bu ko respecté njaayam jaam jeex na bu yàgg waaw maa ngi ziar di jégalu képp koo xam bëgg nga ma expliquer comment faire pour ma jot pour ñu xam ñan lañ jàpp ku ñu jàpp sa doom rek boo mënee woote ci 77 810 17 45 77 810 17 45 soo fekkee ni boo ngoon jotoo ñu nga envoyé message nga expliquer yëpp texto nga expliquer soo ko mënee def WhatsApp nga envoyé sa doom jàpp nañ ko fii la dëkk nga wax adresse am nii la tudd at bii la am jàpp nañ ko nii lañ ko jàppee nga expliquer ko rek benn message bu gàtt rek quoi ñu xam comme ça ñu mën ko recenser yëpp parce que am na ci solo maa ngi jégalu ngeen baal ma salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wasalaatu wasalaam ala rasulullah jërë ngeen jëf